Arafat TV maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam bon tey boo ngeen gisee image yi nii c'est parce que jumelage lañ def mooy saalu Baol Fitness bu Mbacké ak Baol Fitness bu Touba ñoo def benn partenariat waa Baol Fitness bu Mbacké invité waa Baol Fitness bu Touba pour ñëw def prestation fii nii prestation bi ñuy def na tey body attaque la moom la coach bi di def ànd koog ñaari équipe yi ñaari équipe yëpp benn coach moo leen di coach mi coach Babacar te incha allah loolu lañ leen bëgg a wan ñaari équipe yëpp taxaw nañ nii ñoo def vert noir yi nii donc pour wane spectacle tey ak vraiment benn mu ànd ak benn détermination ak benn engagement waaw looloo tax tey sunu déplacement ñu jóge Touba ñëw fi fekk si waa Mbacké pour ñu mën a liggéey ensemble voilà loolu mooy introduction bi pour ñu wane li ñuy waaj a démarrer nii lépp ñu ngi en place loolu.
jërë ngeen jëf mbokki internet yi bàyyi xel Rabat TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balax di leen baax di leen wax dal leen ak jàmm seen émission bi di émission tàggat yaram seen émission tàggat yaram nag tey dañ la ko jonget jëlee ko Touba dikk fi nga xam se ne mooy Mbacké Bawal bi ñu dikkee Mbacké Bawal nag fekk nañ fi nga xam ne mooy Bawal fitness nag dañu fa fekk sumérage bu saf sàpp sumérage bi kan ak kan la Bawal fitness bu Mbacké ak Bawal fitness bu Touba ñoom lañ fekk fii ñun fekk fi ay ndaanaan ñu def liggéey bu am solo ñu fekk fi des infatigables ak coach boo xam si ne coach bu déterminant la coach bu motivant la xam naa du ma sori ci kàddu gi dama koy jox rek mu nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi le temps que ñu dégg ci tontu ak laaj yi coach si nuyu naa la ziar la ginnaaw nuyoo bi nga présenté wu wax tur ak sa sant. oui je vous salue maa leen di béggee sama gars yi di leen kontaan si ñëw bi ngeen fi ñëw trop aussi rafet na ngeen nekk ci dëkk waaye pour sport bi sukkaleku yi tamit da ciy baax parce que ñu bëri moo leen di motiver ba ñu mën a dem di def sport waaw maa ngi nuyu sama gars yi di nuyu waa Bawal Mbacké waa Touba ñun ñëpp gars yi di leen béggee bu baax c'est coach Babacar maa ngi jógee ba Mbour donc ñëw fii gars yi dalal ma comme si dama fi nekk ak ñoom ay at te fekk ne yàgguma sax ñoom mais seen baax seen lépp donc maa leen di sant aussi di leen gërëm encore ci loolu quoi. super bi ngi tudd coach Babacar jógee ba Mbour dikk fii ci Mbacké Bawal nekk fii di yëngatu di tàggat ay ndaw yi xam se ne ñoom la yàlla boole ak ñoom coach Babacar tey sport bi ngeen doon def mooy ban xeetu sport. waaw sport bi nag ñu ngi koy woowee body attack Les Mills ñoom ñoo ko créé donc moom lañ doon def tey mooy son bu métti liggéey bu métti aussi parce que liggéey bu nekk di nga dem ba son bi jeex te son bi gàtt na am 4 ba 5 ba 6 minutes ça dépend ak son bu nekk ak rythme aussi te foog nga dóor yëpp ba mu mat nga doog a def pause moom lañ doon liggéey tey daal macha allah. voilà kon coach moo ko wax liggéey bi ñu doon liggéey mooy body attack moom lan lay jëriñ nit ki nga xam si ne moom moo koy def. waaw body attack premièrement dina liggéey sa xol dina la defar sa physique sa condition parce que ku amul condition boo ko defee di nga xam ne même son bi doo ko jeexal sa premier son doo ko jeexal donc dina la liggéey sa physique liggéey la sa endurance di nga tonique dina liggéey sa corps bas du corps ba ci kaw lépp lay travailler donc képp koy liggéey rek dañ ci gis résultat yu baax a baax macha allah. liggéey boo gis wala xeetu séance d'entraînement boo def du ñàkk ay conséquences bii bu fekkee ne nit ki maanaam mën na ci am njeexantal ban njeexantal lay doon. maanaam comprendre ma question bi. nit ki bu fekkoon ne maanaam fii bu fi jógee dana am gaañ wala métit bu mu yëg en général lan lay doon. waaw métit bi moom c'est normal parce que koo xam ne day doog a def sport moom bu ñëwee ma ciy profité waale di wax ñi nga xam ne dañuy doog a def sport donc bul ñëw rek tey liggéey tey suba mu métti nga daw parce que lu métti rek yàggul xale bi nga gis jàng ba muy avant muy dox dafa raam waaw ba mu raamee jug dox donc kon sport loolu la sport boo koy def da nga am détermination. waaw ba pare dina la dimbali ci lu bëri feebar yu sew yu bëri du la sonal te yow mi nga xamante ne yaa ngi koy def booy xool ki koy def ak ki ko dul def sax bu ñu taxawee du bokk parce que di nga gën a dellu nekk jeune te loo gaaw a màgget te bu la gis da ngay nekk ak sa force tout le temps loolu moo ci gën a neexati daal voilà. coach Babacar fekk nañ la fi nga nekk un jeune infatigable maanaam dafa mel ni sonn duñ ko yëg ci yow loolu lan moo ko waral aussi yàgg ci mbir mi la wala motivation boo am rek. waaw effectivement avant dara ñun dañ ci am motivation bu yàgg parce que depuis ba ñu am 10 ans la ñu dugg ci sport 10 ans dañu dugg ci sport di ko def di ko liggéey di ànd ak suñuy grand frère di dem di dóori xam nga loolu dem ba nekk si ñun nag chronique suñu yaram mën nañu ko def fii ba suba te duñu taxaw duñu bàyyi donc kon loolu dañ koy sant yàlla aussi ba mu ñu may wér googu aussi waaw loolu kese la motivation surtout li gën a am solo ci sport mooy motivation parce que ku ko amul rek doo ci sori voilà. félicitations coach Babacar kon loolu du ay caaxaan depuis 10 ans loolu yàgg na xam naa sa mbokk diggante ak élèves yi nga xam si ñoom nga yor wala ñi nga xam si ñoom ngay coacher sa coaching ak ñoom noo koy doxalee. maanaam li ma leen di coacher mooy ñëw naa fekk gars yu dégg daaj vraiment waa Bawal fitness dañoo dégg daaj muy Mbacké muy Touba fii dañoo dégg daaj vraiment neex a liggéeyal balaa ngaa teg sax ñu xam fi nga jëm man loolu ma gën a neex ci gars yi te nangu nañu ñeme nañu coono ñeme nañu liggéey te loo leen tegoo rek dañ koy teg parce que dañ ma def confiance boo xamante ne man daf ma sax dépassé donc ma leen koy remercier aussi encore si loolu noonu voilà. xanaa sa kàddu gu mujj rek. waaw kàddu li may mujjee mooy di sant waa Touba ginnaaw ba ñu amee xalaat bu rafet bi aussi bañ leen woowee aussi ñu oyof trop mën a ñëw ànd ak waa Mbacké yi nekk fii ñu bokk ndey bokk baay te loolu mooy sport loolu mooy jëmale sport kanam parce que genre daje yi des fois da ciy baax. muy gën a motiver waa dëkk bi ñu gën a concentré wu ci sport parce que hôpital yi léegi boo demee sax buñ la xoolee dañ lay demander ngay def sport donc ñu gën koo respecté waat
di sant gars yi di leen gërëm ci seen mbaax seen yaatuwaay ñoom Bamba ñoom El Bachir ñoom gars yëpp ay ñoom Moustapha gars yëpp maa leen di bëggee parce que bëgg nañ ma trop depuis ba ma fi nekkee léegi yàgg na yàggul mais jàpp nañ ma jàpp boo xamante ne man sama xel day dal saa su nekk daal. félicitations coach Babacar kontaan nañu jaajëf félicitations kon mu nekkoon jumelage bu am solo diggante Mbacké ak Bawol fitness bu Touba ak Bawol fitness bu Mbacké xam naa dañuy jëlaat fii benn yëg ci élèves yi mu sànn ay kàddoom sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziar ginnaaw nuyoo beeg ziar bi nga baax sa tur ak sa sant. waaw maa ngi nuyu waa Rafah TV di nuyu ñi teew si salle bi yëpp maa ngi tudd Bamba Gueye ñu may wax Gueye Bamba nekk professeur ici à Mbacké prof de mathématiques à Mbacké nekk séance di liggéey si séance su Bawol fitness bu Touba voilà. bon tey nag waa Bawol fitness bu Touba ak waa Bawol fitness bu Mbacké ñoo créé woon benn jumelage pour dajale ñaari salles yi pour ñëw def benn spectacle ici à Mbacké te gis nañu spectacle bi vraiment jaar na yoon donc ñu ngi si remercier ñi ñëpp di remercier waa Rafah TV di remercier sunu éléments yi nga xam te ne jóge nañu Mbacké ñoom déplacé wu ñëw fii voilà parce que spectacle bi jaar na yoon neex na vraiment ça a été quoi donc sant nañ ñëpp képp ku fi teew rek ñu ngi lay sant di la gërëm di wax nag waa Mbacké ak waa Touba di leen wax ni Bawol fitness ñaari salle la dafa am Bawol fitness Mbacké nekk fii nii si watu table Thiaby am Bawol fitness bu nekk Touba donc ñaari Bawol fitness ñaari salle la donc di wax waa Touba ñëpp képp koo xam te ni sentir nga sa bopp da nga war a def sport nga ñëw si salle bi dinañ la accueillir am na ay moniteurs yu mucc ayib ay moniteurs yu qualifiés yoo xamante ni ñu ngi si salle bi ku fa ñëw dinañ la accueillir donc wax la ni nga xamante ni mooy norme sport pour nga mën ko def parce que tàggat yaram waa organisation mondiale de la santé donc ñoom ñoo ko digle parce que nee nañ activité physique doomu aadama bu nekk heure bu xëyee war na def 30 minutes au minimum d' activité physique kon donc ñu ngi lancé appel képp ku dëkk Touba di la invité Bawol fitness pour nga ñëw inscription yi méttiwul donc am na accueil bu am solo bu fa nekk ak moniteur yu am solo boo ñëwee nekk débutant xam nañ ni liggéey yow boo ñëwee nekk ancien aussi xam nañ ni liggéey am na musculation am na ay tapis à tout là-bas donc ñu invité waa Touba ak ñëpp ñu ñëw teewee ñëw si salle Bawol fitness inscrire pour def tàggat seen yaram foofu noonu. ok professeur depuis kañ yow yaa ngi yëngatu ci tàggat yaram donc depuis quand yow yaa ngi fréquenté Bawol fitness. waaw man maa ngi ñëw ñu ngi ma affecté Mbacké en 2015 mais depuis 2016 ba léegi maa ngi fréquenté Bawol fitness waaw boobu ba léegi parce que man sport dafa bokk si man dafa bokk sama deret donc chaque jour maa ngi si salle bi waaw depuis ma nekkee xale ba léegi donc sport dama koy fréquenté. yaa ngi fréquenté salle bi ndax salle bi fréquentation boobu nga xam yaa ngi koy fréquenté am na njeexantal boo xam ci yaa ngi koy gis sa yaram. oui am na njeexantal bu am solo si sama yaram waaw parce que samay morom yi nga xamante ne moom laa maaseel koo si gis mi ngi yor biir yor jël poids mais ñun ñu ngi garder suñu forme ba léegi kon donc dañuy invité ñëpp rek képp koo xamante ne ñu ngi ñuy déglu di seetaan Rafah TV nga ñëw inscrire Bawol fitness di entraîner foofu vraiment ñu ngi siy sentir suñu bopp bu baax a baax vraiment yéen aussi tamit ñu ngi leen sant di leen gërëm seen présence aussi si salle bi donc ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax vraiment sant nañ leen gërëm nañ leen merci beaucoup jërëjëf. xanaa di ko jaajëfal rek nekk professeur mathématique ànd ak élèves yi fii aussi ci Bawol fitness di xam ne fi lay yëngatoo mu ne yàgg na di fi yëngatoo ca bi fi dalee di yëngatoo ba léegi macha allah mi ngi ci gis boppam nga xanaa ñu wëtuwaat benn asalaamaaleykum soxna si ñoo ngi lay nuyu di la ziar ginnaaw nuyoo beeg ziar baax ñu tur bi ak sant. ñu ngi nuyu di la delloo ziar bi Kaja Diallo laa tudd dëkk Touba waaw nekk ci salle Bawol fitness VIP bi nekk Touba waaw. kat jëtu yow gis nañ la yow jigéen nga te gis nañ entraînement bi nekkul boo xam si ne bu yomb la laaj na coono depuis quand yaa ngi fréquenté sport bi. waaw sport nag moom yàggoon naa koo def mais bi ma ñëwee Touba dama ko arrêté woon mais bi ma ko commencé fii Bawol fitness ça fait 2 ans maa ngi foofu di liggéey waaw te ñu ngi fay liggéey bu rafet am fa coach yu baax tamit parce que toogaay bu yàgg bi xam nga rek dafa demoon ba di ma jox lu mel ni ay diabète tàmbalee am suukar ak ay tension yu yéeg yooyu mais bi ma tàmbalee dem foofu ba tey amatuma benn problème suukar si normal na tension bi normal na te en plus am naa wér-gu-yaram daal waaw léegi nag. kon daal gis nga ne sport bi ngay def am na njeexantal boo xam ne mi ngi koy def ci sa yaram sa mbokki jigéen yi xam se ñi ñoo ngi bokkal ci salle bi di yëngut ak ñi xam se nekk ci di yëngut boo di sànni ay kàddu yan kàddu lay doon. bon li ma leen di wax mooy ñu gën a góorgóorlu te xam ne sport moom ñëpp xam nañ ne dafa métti surtout ci jigéen waaw ñu xam ne tamit li leen tax a jóg suñ jógee ñu nekk ci liggéey ci ñi nga xam ne tamit ñu ngi seen kër yi tamit ñu xam ne sport moom góor ak jigéen ñëpp la wax amut âge daal amut âge waaw moom. am na solo xanaa sa kàddu yi waaw kàddu yu may mujjante mooy maa ngi gërëm ñëpp di gërëm Bawol fitness VIP Mbacké bi nga xam ne moo ñu dalal tey
di gërëm suñu coach El Hadj Lo mi nga xam ne moo ko moom ak équipe Baol Fitness séance d'utilité yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen wax kontaan nañ ci ñoom liggéey bi ñu continuer ko rek xam ne seul le travail qui paye quoi waaw. merci Khadijatou sant nañ la merci seul le travail paye on ne peut rien obtenir sans le travail moom moo ko wax. Jambar ñoo ngi leen nuyu ginnaaw nuyoo beeg ziar bi nga présenté nga baax ñu tur beeg sant. waaw ñu ngi lay fay bu baax di Modou Lo la waaw maa nekk fii Saint-Laurent Baol Fitness bu Mbacké dëgg yàlla am mbégte lool nag ci Baol Fitness bu Touba dëgg yàlla seet si gi ñu seet. yow entraînement. waaw entraînement bi wax dëgg yàlla ñëpp lañ ko war a def jeune mag gone ñëpp daal lañ ko war a def parce que dalay def ci lu bare boo ñëwee entraînement 1 mois su boobaa da nga xam sa yaram yow yaa moom sa bopp bu baax a baax di nga am loo sentir sa bopp bu baax ba tax dootoo ko bàyyi kon entraînement li may wax moom ñëpp nañ ñëw entraîné génne wàññi ndox ci xorom ci sukkar si parce que li problème bi mooy wax dëgg yàlla fitness bi moom wax dëgg yàlla bëgg naa ci lool sama xol daa seet daal ndax seet si bi ñu ma seet si wax dëgg yàlla. ok yow yaa ngi Baol Fitness yaay gérant bi yow ban xeetu entraînement ngay entraîné fii da ngay dem ci poids yi wala da ngay def comme bu gars yi doon def nii. waaw xam nga boo ma gisee man ñaar yëpp ci lay laal damay def physique damay laal ci léeg-léeg ci biceps yi après avant poli léeg-léeg ma ñëw ci fitness bi gym damay maasale lépp daal boo ma gisee xam ne rëyu ma waaye ndawul may. kon daal polyvalent nga ko. waaw polyvalent daal ñaar yëpp ci laay joxe daal. waaye maa ngi sant bu baax waa Baol Fitness bu Touba nag seet si waa Baol Fitness bu Mbacké di nga am na mbégte lool parce que mën nañ saal yëpp benn lañ dañ leen a xaajal rek pour waa Mbacké war na ñoo bëgg entraînement ñëw fekk si leen dafa leen fi saal ngir bëgg Mbacké waaye bu Mbacké ak Touba benn la dañ koo xaajal rek mooy benn la wax dëgg yàlla. ñu ngi fi ak benn docteur di ko wax comment encore ñu ngi fi ak benn docteur bi di wax docteur Bassir Niang nga xam naa bu ñuy wax wàllum wér-gu-yaram ñu fekk fi benn docteur danañu mën a am ay kàddu yoo xam se ne moom la ñuy sànni lan mooy njëriñu sport ci ki nga xam se ne mooy doomu aadama bi. waaw man hôpital Fawzeyni laa liggéeyee man agent de santé la mais njëriñu sport moo tax may ñëw ci salle bi ndax hôpital am na ñu bëri ñoo xamante ni ñëw hôpital ñu leen di bindal ay ordonnance ñoo xamante ni bu ñu doon def sport daanaka feebar yoo du leen dal ndax des fois nga ñëw hôpital ay cardiopathe obésité ay diabète yoo xamante ni docteur bu la xoolee li mu lay wax mooy damal def sport ku la bindal benn ordonnance daan la damal nga def sport man mii di wax dama amoon hernie discale sama ndigg man dañ ma waroon opéré sama ndigg mais dañ ne ma damal defal renforcement lombaire damal nga defal sa ndigg boo defee sa ndigg kenn du la opéré te yàlla xam na ni bi ma commencé entraînement yi ak sport bi may def moo tax kenn opéré wu ma moo tax njariñ sport dafa am solo te fi ñu nekk ni dëkk bi sport dafay jafe daal te sport dafa am moniteur mooy coach bi lay coaché ndax sport du question daw rek mais ñëw ñu lay wax ki lay tàggat sa yaram day xam anatomie xam sa cër yëpp di la entraîné ba doo gaañu moo tax saal yi dafa nekk saal yoo xam ne dafa am njariñ ci dëkk bi ndax feebar yu bëri ay cardiopathie obésité diabète yu bëri mi ngi am ci dëkk yoo xamante ne nit ñi bu ñu doon sport duñ ko am ndax sport dafa am njariñ waaw ma leen wax ni li leen li jëkkat a wax rek mooy di leen def sport ndax sport dox rek sport la dox rek dañ koy wax ni sport la aw te sport bi nekkul amul mag amul xale fii am na ñoo xamante ne am nañ 62 ans ñu ngi def sport bu ngay gisee salle da nga yaakaar ne salle yi musculation dong la mais salle du musculation dong mag bu am 70 ans mën na ñëw def fitness ndax fitness du la gaañ sa cër yëpp lay defar te dafa baax ci wér-gu-yaram ndax day tax deret ji li muy dawee day gaaw day tax suukar boo ko amoon sa suukar day wàcc taux de diabète bi day wàcc taux de glycémie bi ensuite yenn feebaru cardiaque yi doo ko am yu bëri moo tax sport dafa am njariñ may ñaax nag waa Tund waa Touba waa Bawol yëpp ak waa Mbacké ñuy faral def sport di ñëw ci salle di entraîner sport bu leen 2 fois par jour sax baax na par semaine 2 fois par semaine bu la neexee lundi nga ñëw jeudi nga ñëw te du la yàqal dara ndax 6 heures 7 heures mën nga sport di leen tàkkusaan ak timis nga sport fi loo xamante ni daanaka jar na ordonnance 20 000 loo xam ne boo doon sport 1 heure temps yooyu rek ordonnance 20 000 mën na la wàcc ndax lu bëri mën na sa cër yëpp lay defar moo tax ñuy wax waa dëkk bi dañuy ñëw di inscrire ci salle yi di def sport waaw. dañ leen faral di dégg ñu ne sport médicament la boo xam si ne kenn du ko jaay ci pharmacie. loolu looy dëgg la wala. dëgg la ak man mi lay wax man ay garab laa doon jël man chaque 15 jours daana jënd garab 22 000 waaye bi ma commencé sport dama bàyyi garab yi waaw ndax man ay lombalgie laa amoon dama amoon hernie discale mais bi ma commencé def sport ci laa ay arrêté garab yi fii ñu bëri paa yu bëri ay cardiopathe lañ mais bi ñu commencé def sport paa bi bu ñëwee fii du ànd ak xale yi nii sporté paa bu ñëwee day xam boppam lu yem lañ koy defal bu entraîné 15 minutes dem toog noppali ndax mag la xale yi tamit bu ñëwee ñoom xale yi ñoom mën nañoo dem 1 heure de temps kon nag mag ñi nañuy ñëwee saal yi nañuy ñëw di inscrire di tàggat seen yaram am na ay vélo am na ay tapis waaw ñu wax daal na ñëpp ñëw di saal yi mel ni Baol Fitness bi nekk Touba wala bi nekk Mbacké ñu inscrire di tàggat seen yaram parce que même sa doom mën nga ko indaale muy sport ndax day tax mu tàggat yaram mu màggaale ak moom kon fii de 7 à 70 ans mën nañoo ñëw di entraîner pour tàggat seen yaram bu ko ciy def daal di nga gëj hôpital man daal loolu laa ci xam ma leen di gërëm baax waa Rafah TV. bon tàggat yaram dafa baax rek xam nga un esprit sain dans un corps sain la gars yi di wax
te sport kenn gisul lu ko gën ci doomu aadama c'est le meilleur médicament waaw loolu rek a tax nit ñi di ko def quoi parce que sport moom dafa yamut ak lenn daal yamut ak dara waaw te du yàggit ba mu yam ak dara vraiment. bon salle bi nag man yàgguma fi ñii ñoo ma dalal quoi bon peut-être man defaguma sax année mais nag réccuwuma lu ma doon duggee Baol Fitness quoi réccuwuma ko très sincèrement parce que borom salle bi baax na coach yi ñuy booleel baax na ñi ma fa fekk ñu dalal ma aussi baax na très sincèrement parce que man moment bi avantage rek laa ci gis quoi parce que bu njëkkoon am na yu ndawaan yu ma daan dal di feebar di jóg wala nangam sax wala ay tayel comprendre wala ay biir bu rëy lool de trop te yooyu yëpp mu ngi wàññeeku sa masse musculaire aussi xam nga surtout masse graisse bi day wàññiku bu baax a baax rawatina fitness nag bi ñuy def quoi fitness bi waaw mais bëgg nañ lool kontaan nañ suñu xol sedd na merci beaucoup mais Rafah TV ca kaw ca kanam waaye nag Baol Fitness aussi ca kaw ca kanam waaye El Hadj Lo ca kaw ca kanam Baol Fitness moom beneen mbir la waa Touba ngi leen di bëggee waa Mbacké ñi ngi leen di bëggee Baol Fitness ca kanam. kon mbokki téléspectateurs yi nga xam se ñooy bàyyi xel suñu émission bii di tàggat yaram ñoo ngi leen di jaajëfal en tout cas ça a été un grand plaisir ñu dikk fii xam se ne mooy Baol Fitness bu Mbacké neexoon na lool fekk nañ fi aussi ay ndaw yu sawar ay ndaw yu gëm li ñu def ndaw yu bëgg li ñu def kon yéen a ko gisandoo noonu ci image yi képp koo xam se ne yaa ngi doon toog sa yéen sa kër di am yenn xeeti feebar yoo xam se ne yaa ngi ko doon jàmbat wala yenn ñàkk lekk du rees wala yeneen ak yeneen ñu ngi lay encouragé ñu ngi lay ñaan na nga dem ci salle de sport yi nga tàggat foofu sa yaram da nga ci gis yaxantal mbokk yi nga xam se ne yooyu topp seen émission bi di tàggat yaram ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ci beneen émission jërë ngeen jëf